kon mbokk yi dinañ dellusiwaat loolu ñu am mbégte lool ci bisu tey bi jokkoowaat ak yéen di am mbégte di nuyu Évasion nuyu naa la. Père Bécaye maa ngi lay fay di la nuyu bu baax. baal ma àq. baal naa la maa ngi lay ziar lu bëri aussi ci weer bi ñu sell bi ñu dugg. soxna Astou nuyu naa la. te baal ma àq. baal naa la àq bu baax am na Abdou Salam baal na ma àq. baal naa la àq Bécaye baal ñu àq. baal naa la àq sama jarbaat sama xarit. wallaay ndeysaan. baal naa la Pape Sidi baal ma àq. baal naa la Père. yow bu ma war di baalu. yow moom war nga maa baalu bu baax. baat daf laa lakkal. ah baat daf laa lakkal. waaw xaw na maa lëjal tuuti. poppati bi dafa bandi quoi loolu lay bañ ma. docteur sama xarit la boobu. waaw Père. ah docteur Moussa kër gi yaay docteur bi. ndaxte yow yaa nuy wax lu nu war a moytu ndax nga indil nu ko. baal ñu àq. ñu ngi lay baal àq. di la baal àq di la nuyu di la ziar di la bàyyi nga doxal ba ci kanam. nga indi tey docteur waaye yemul rek ci docteur sama goro la. docteur Tamba nuyu naa la bu baax. man mii bokk naa ci ñi muy faj. waaw ci ñi muy faj laa bokk nuyu naa la. maa ngi lay fay Père Bécaye di la gërëm di la sant di la baal wax te baal naa la man tamit. jërëjëf kon mbokk yi li ñuy def rek dañuy bàyyi ak sunu réalisateur Babacar tey xam nga ni weeru koor wax naa la ko lekk yi bari na am na ñoo xamante ne ni dinañu jënd mango jënd mbiskit jënd tàndarma jënd mburu lu ne dinañ ko jënd boole kook ceeb ba ñuy togg ca kër ga du nu bàyyi fonde du nu bàyyi dara lépp seetuñu ci suukar si seetuñu ci dara lépp la ñuy lekk moo tax ñu bàyyi ak sunu docteur Moussa ak ganam ñu waxtaan dinañ dellusiwaat ku nekk ci wàll wi nga xamante ne nii ci kër gi wàllu woowu lan war a waxtaane tey jii ñu waxtaane ko ndax mu doon ngëneel ci ñu nuy seetaan ñuy am mbégte loolu ndaxte bu nu jokkoo ak yéen jàkkaarloo ak yéen xol bu sedd la ñuy jàkkaarloo ak yéen ndaxte kër gi loolu mooy li nga xam ni moo ko tax a jóg docteur kon ma bàyyi la ak sa gan nga waxtaan ak moom. jërëjëf Père Bécaye ni nga ko waxee noonu la ndaxte dinañu fas yéene waxtaan ci lu jëm ci pàcc bu ñu naan bonne santé ak Ramadan. pàcc boobu bu ñu ko waxee nag ñaar yu ñu lëkkale la ndaxte wér moom bu ñu koy bëgg dañ ciy am boo xamante ni wér gu mucc ayib la waaye tamit bu ñu fàtte ni santé moom bu ñu ko waxee lu tagga témbe la ndaxte nit ki mën na ko am ci mu doon loo xamante ni lu tane la ci moom comme mën na ko am loo xamante ni lu loof la ci moom waaye bu ñu gisee ni période bi ñu toll mu jëm ci wàllu charu Ramadan mubarak kon buñ ko lëkkalee ñaar yooyu dafay laaj kon ba xam jamono ji soppi daf ci am wala nan la ñu war a méngoo wala lañ lañ war a mën a adapté donc pour ñu dugal ci docteur nag dañu amoon benn jàngat bu ndaw boo xamante ni jot nañ ko ci def ci élément bu fekkee may nga ñu ko ñu jéem ko laaj Karajo bu ko defee dina mën a camper encore une fois décor bi pour ñu gën a mën dugg ci waxtaan bi. kon dañuy bàyyi ak Babacar mu indil nu élément boobu nga xamante ne ni am na lu mun a mën a jàngal ci biiru koor ak wér-gu-yaram Babacar. bu koor teroo wala mu ñàkk am. lii jëm ci wàllu lekk dafa doon lu soxal dunduk doomu aadama ndax lu mënul ñàkk la moo xam lu mu naan mu mos wala bokk lu mu ñam jëm ci ay xeetu lu jëm ci wàlluk légume naka noonu leneen lu nga xamante ni xeetoo na ak céréales bu ko doonul di ndawal bu dul jën moo xam muy yàpp nag ba ci yàpp xar wala bokk muy yàpp njanaaw ñu gën ko mën a xam ci ginaar loolu lépp dafa doon loo xamante ni doomu aadama bi dana koy faral di jëfandikoo lan la war a xam nag ci li muy jëfandikoo moo xam xeetu fruit ak xeetu légume mu mën a def ak njeexital ci yaramam ferñeent yi nga xamante ni ñu koy xaar ñu gis ni loolee dina dundal lu jëm ci wàllu lenn loo xamante ni ay cellulam la di maanaam yenn ci ay lu booloo ay cër mën a am nag lu mu def ci njeexital ci wàllu wér-gi-yaram loolu ab laaj la bu samp docteur yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na loolu ci wàllu dundinu doomu aadama di faral nag di cërale ak xeltu tey xelal ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi loolu ñu gis ni lekk bari na ci feebar yu nga xamante ni mën na ko jur ci doomu aadama njeexitaluk lekk ba xam nañu li tax doomu aadama bi di ko def ba xam xiif rek dafa war a ànd ak lekk dafa bokk ci ba xam sa biir dafa war a fees rek ñu ne li nga lekk baax na wala bokk ñu laaj docteur bi naka la ñu war a mën a daal di lekkee waaye ñu gis ni ci dunduk doomu aadama yàlla suñu borom ci wàllu diine dafa pàccale at moo xamante ni fukki weer la ak ñaar waaye ñu gis ni benn weer dana ca am mu mel ni stage lay doon
ba nga xamante ni dunduk doomu aadama bi ci wàllu lekk danañu am nuñ ko daal di yamalee wala mu indi ak soppi doxalin njeexital boobee noonu koor la ko diine l'islam di tuddee di charu ramadan mubarak waaye ci loolu nag dem nañu ba xel di dem ci ba xam koor googu am na lu mu mën a def ci wér-gi-yaramu nit wala déet docteur laaj bu samp mi ngi noonu waaye itam ñu gis ni ci yeneen i dëkk ay jàngat wane nañu ni koor am na njeexital gu mu def ci ngëneel wàlluk wér-gi-yaram léegi nag di lekk di def feebar ak jamono ji ñu nekk ci koor lan la ñu war a xam ci li war a dem ci suñu yaram li ñu war a lekk nan lañ ko war a lekkee kañ lañ ko war a lekk ngir moytu feebar ba bu ñu génnee ci lu jëm ci wàllu koor gi am ci nag wér-gi-yaram goo xamante ni mucc na ayib waaye loolee ñu mën a wax ni ba xam dañ ca daal di delluwaat ngir ëppal ci suñu loxo am déet laaj yu bari di tontu di xaar docteur ak sa xalaat waaye tamit gis-gis bi nga xamante ni moo màcc ci sam njàng. loolu yaakaar loolu moom ceeb lay di rôle. lu buubeen yi bëgg lu sàmbeen yi bëgg docteur. waaw ma bàyyi la ak docteur Tamba. déggoon naa xaritu Papa Salam Assane Ndiaye di wax naan. ceeb bu niin ngéwal la am. waaw alors docteur ci foofu la ñuy defee suñu transition wax la bonne santé ak Ramadan concept bi d'abord laata nga ñëw ci sa analyse par rapport ak élément bi nga dégg. waaw bonne santé ak Ramadan bu ma nuyoo ñëpp ñi fi teew ñu ñëpp ñu ñuy seetaan di la gërëm encore une fois je pense que opportunité la toujours pour muy ñëw fii pour ñu mën a waxtaan Ramadan ak santé dafa doon loo xam ne presque même chose la parce que boo gisee koor li ci gën a am solo te foog naa fu mu toll nii sax genre waxtaan yooyu lay gën a def pour ñi xam ni bu weesoo lépp loo xam ne génne la si wàllum diine si wàllum spiritualité il faut ñi commencer intégrer dimension médicale wala thérapeutique wala sanitaire la su ma ko naree wax si wolof mooy pàcc boo xam ne si wérgu yaram lay jógee bu nit ki wooree lu am solo la loo xam ne ñëpp foog nañ ko xam comme ça yow booy intégrer koor gi même bu dee peut-être ñenn ñi day doon obligation si wàllum sa diine wala sa wàllum spiritualité il faut nga xam ni outil la boo xam ne wala jumtuwaay la boo xam ne tey li ma mën a def sa wérgu yaram amul lenn luñ ko mën a comparer. moom koor si boppam. amul lenn luñ ko mën a comparer. xëy na peut-être boo buggee ñu développer wala ñu dem. Aïcha mën nga yaatal parce que boo xoolee comme ni nga ko waxee si sa élément bi at bi fukki weer ak ñaar la. boo xoolee fukki weer ak benn bi nit ñi presque comme ni ko El Hadj Bekay waxee di nga ndékki di nga añ di nga reer ñiy def ci njogonaal ñiy def boole ci lu nekk teg si nag di naan façon ndox bu nekk wala façon jus bu nekk loolu yëpp boo ko dugalee sa yaram day dem ba dépasser kattan bi yaram bi am pour mën a togg ñam yooyu su ko mënul togg nag da koy jéem a dajale si biir yaram bi di ko teg comme réserve bi nag yooyu yëpp muy suukar muy leneen da koy togg mu doon graisse mu jenc ko si biir yaram bi mooy tax nga gis souvent nit ki commencé di nekk en surpoids di am yaram obésité yooyu yëpp ay moyens lu yaram bi di utiliser pour mën a aar boppam si lu xam ne lu ëpp loo xam ne moom lay soxla te mu koy nit ñi di ko dugal seen biir yaram donc excès yooyu da koy réserver mais sous forme de graisse la koy réserver su ko réserver noonu nag foofu déjà mooy commencé di indi jafe-jafe wérgu yaram nga gis déjà xam nga ku am yaram déjà pour dox sa problème la yaram bi day diis déjà ngay teel a sonn boobu wala loolu yëpp ngay gis lépp lu ñuy wax maladie chronique fa lay jógee commencé di installé wu léegi bu at bi demee ba am ñu toll fenn yàlla nañu ok taxaw leen benn weer ngeen noppal seen yaram au lieu mu doon ñetti yoon la ñuy lekk peut-être ñaari yoon si ñoo xam ne dañuy xëdd di reer donc ñaari yoon yi ngay lekk noonu boo toogee presque journée bi lekkoo bu ñu compter si ay heures mun na nekk peut-être des fois 13 wala 14 heures de temps yoo xam ne lekkoo naanoo période boobu nag yaram bi si lay profito pour xool moom énergie bu mu waroon jël pour togg ñam yi da koy jël nag mu jëmale ko feneen fan la koy jëmale parce que foofu lay profito mën a faj boppam mën a aar boppam mën a def lépp loo xam ne correction la parce que ni ma koy définir toujours woor dafa doon loo xam ne choix bi nga def yow sa bopp nga ne ok fu mu toll nag lenn laa gëm mooy li nekk sama biir yaram au lieu ngay dem jëli ci biti loo xam ne moom ngay dundal say cër di dundal sa yaram léegi da ngay delluwaat bàyyi sa yaram moom mu xam ni muy lijjantee loo xam ne moom lay soxla pour mën a dund pour mën a defar la énergie pour mën a fonctionner su boobaa nag lay dem commencer nag di tibb si li nga dajaloon 11 mois yi comme réserve fa lay dem nag tibb nag moom pour mën a lekk pour mën a defar carburant mën a defar lépp di faj boppam
pour nag nga mën a yokk sa wér gu yaram moo tax même si seetlu bi ñaari façon koor la ñuy seetlu koor bu gàtt ak koor bu gudd. bu gàtt bi mën nañ ko bu ñu koy misaal mën na nekk 3 4 5 premiers jours weeru koor période boobu nag bu nit ki commencé di bañ a lekk rek yaram bi day gis loolu comme lu ñuy wax stress day mel ni ku ñu sas. xam nga boo sasee nit comme mbër par exemple da ngay jéem a ut fooy amee kattan doole pour mën a taxaw. long jeûne koor bu gàtt bi nag loolu lay def si yaram day commencé nag moom mu ut commencé. mooy semaine bu njëkk bi. semaine bu njëkk bi. day ut ay pexe nag pour yokk capacité am moom la po ma ko war a tekki si français day mel ni kuy booster yaram bi. nga gis mu commencé di yokk li mu daan defar yenn hormones yi da koy yokk muy adrénaline muy cortisol yooyu yëpp da koy yokk pour mën a yokk capacité yi yokk dooleem yokk kattanoom pour mën a faire face ak événement boo xam ne moom daf koy gis ni stress la boo xam ne moom lañ ko teg sas. sas boobu nag il faut moom mu relever défi bi pour relever défi bi nag loolu mooy tax nit ki nag léppam day yokk si premier jour yi. soo traversé phase boobu nag ñu dem nag si phase boo xam ne moom mooy jeûne long bi mooy loo xam ne presque ba weer bi di dee. période boobu nag période de nettoyage lay niroo c'est-à-dire day mel ni kuy raxas biir yaram bi kuy mel ni kuy def ménage grand ménage. di nettoyer di raxas di raxas. mais lan la fa fekk ba koy nettoyer. waaw mais li mu fa fekk mooy saleté yi bëri. lu indi saleté bi. saleté yi mooy lekk bu bon bi. boo xoolee tey façon lekkin bu ñu yor ak mode de vie bu njëkk lépp lu ñu lekk presque boo si seetloo comme ni ko El Hadj Bekkaay waxee léegi li ci gën a bëri léegi du loo xam ne loolu la yaram bi soxla. comme ni ko grand Salam waxee neexaay bi moo ñu yóbbu. effectivement mooy orienté suñu choix nit ñi léegi bu ñuy uti ñam goût bi wala odeur bi wala gis bi li ngay sin ak li bët yi di gis. lekk bu rafet bi li ngay xeeñ loolu daal mooy motiver sa choix wu lekk. mais généralement choix yooyu du nekk loo xam ne loolu la yaram bi di soxla parce que yaram bi boo gisee sax nu ñu yàlla defaree wala nu ñu yàlla tabaxee am na façon ñam yoo xam ne moom moo nekk en phase ak fonctionnement yaram. waaw mais ñun tali boobu dañ ko wàcc dem jël nag loo xam ne loolu la civilisation bi wala suñu évolution joxe ñu yaakaar ni lu baax rek mooy lu neex. kon waruñoo lekk lépp. déedéet. waruñoo lekk lépp surtout nag koo xam ne nag feebar mi ngi ci yow parce que des fois loolu moom may jaxase ak gars yi sax mooy dëgg des fois nit ku feebar lekkal lu la neex. loolu mënul nekk ku wér sax mënoo lekk lu la neex parce que yaram bi am na lu mu soxla boo tegee par exemple tey sa ceebu jën nii nga xool ñaata waxtu la ñuy togg ceebu jën. ñeenti waxtu. boo paree ba teg. on commence à 10 heures. 10 heures bu dee léegi moom on est jusqu'à 15 heures. 15 heures la ñu añ 15 heures 14 heures 30 nga bàyyi ko foofu muy bax si ban température. soo paree ba yegg lan moo fay des loo xam ne dina am njëriñ si yaram bi lu dul feesal sa biir. waay moo tax foofu la ñuy wax ak goût bi quoi. goût bi waaw goût bi te léegi demal seet du yeneen yuñ si yokk. waaw pour jéem a améliorer goût boobu. suukar sax dëgg naa dañ koy yokk si biir. waaw am na ñuy togg ceeb. exactement loolu yëpp boo ko jëlee. ak café. lépp café yëpp waaw ñu boole ko finalement yow li ngay lekk au lieu mu doon loo xam ne li lay faj malheureusement loolu moo lay yóbbu si doomu jàngoro yi ngay gis ni moo tax tey koor gi dafay dellu si waat pour ku nekk xam ni moyen la pour yooyu yëpp ma éviter ko. mais docteur j'ai une question par exemple ñi nga xamante ni d'habitude bu dul koor pendant durant les 11 mois seen lekk bëriwul dañuy limiter pratiquement seen lekk ñoom suivre ñu peut-être les sénégalais yi nga xam ne dañuy def 3 repas par jour minimum benn la ñuy def wala 2 repas en général te en plus ils boivent beaucoup plus d'excitants par exemple di dundee café rek pratiquement toute la journée léegi koor gi ñëw yow li nga tàmmaloon sa biir ba ñu naan en général ñu naan tu as un estomac d'oiseau wala sa biir moo dee loolu lañ koy faral di waxee ci wolof léegi koor gi ñëw nga dem ba mënutoo lekk d'une part wala booy lekk tuuti lay doon alors que léegi da nga développé nga ni première semaine bu njëkk bi loolu dafa am solo ci li nga xam ne réserve bi moom la war a jël pour mën a booster le corps léegi kooku nga xam ne daawul lekk amul réserve moom naka lay def ak organisme am par rapport à sa santé déjà nit ki bu dee daanul lekk mais en plus muy jël ay produits yoo xam ne ay produits excitants la li mu nekk di teg boppam sax moom xamu ko parce que yaram bi yaa ngi yaakaar ni moom mu nawul di dund mais mi ngi dund si sa biir cër yi lay dem di dund day dem di tibb say réserve bu dee calcium la soxla sa biir yax la koy dem jëli su dee magnésium la soxla si say muscle la koy dem jëli pillage boobu nag lay def nag sur plusieurs années ngay toog yow yaa ngi nii ne ok am naa capacité résister si xiif du ma lekk lu ndaw lay lekk mais yaa ngi gañ sa bopp parce que yaram bi moom par A ou B dina lekk. day jël li mu soxla te dina ko uti feneen soo ko indiwul moom day ut solution te solution yi nag sa biir cër yi la koy jëlee. loolu moo tax nga gis au bout de 20 ans 30 ans nit ki commencé dina ay arthrose la am. wala yax yi métti yooyu yëpp conséquence su mode de vie bi nit ki adopté la.
même ndekki rek boo ko supprimer sax say habitudes alimentaires li muy indi si conséquence sax mënoo ko natt. docteur a fortiori maintenant koo xam ne du lekk tuuti ngay lekk. café bi nag jël café peut-être mode de vie bi nga adopté la pour peut-être soi-disant garder benn ligne. garder sa loolu ligne. catastrophe la. docteur génération baa ngi gaañ seen bopp te docteur ma xamuñu ko bëggoon la laaj voilà effectivement yaa ngi ko wax léegi ci affaire de garde ligne bi parce que boo xoolee ñun jigéen ñi lu ci bari problème boobu la ñu am mooy problème de garde ligne donc surpoids déjà donc su fekkee ni que dégg nañ sa biir wax léegi c'est nuisible à la santé parce que stockage de graisse la bi nga xamante ni donc c'est dû à une mauvaise alimentation donc si par exemple sama mbokk jigéen ñu mel ni man bëgg nañoo def li nga xamante ni mooy garder seen ligne bañ a jël benn poids bi lan nga leen di jox comme conseil par rapport ak alimentation bi nga xam ne mën nañ ko adopter. waaw xam nga ligne bi mun nañ ko garder te lekk normalement te doo jël poids man mi wax ak yow damay lekk correctement mais moom sama poids du bouger te ñi ma xamoon il y a 20 ans xam nañ ñu melu ma woon nii. waay man xam naa ci lu ma woon nii ñoom xam nañ ko. ni ma ko réglé amul beneen moyen boo xam ne moom laa réglé surpoids bi obésité bi rien que dans l'alimentation. te outil bu ma ko réglé moom lay enseigner moom lay recommander. am na ñam yoo xam ne loo ci munti lekk bu dee kilo ngay lekk sax xaw ma 2 kilos par jour du tax nga am poids. il suffit rek nga xam yan façon ñam ngay uti. comme genre ñam yan. légumes yu bëre fruits yu bëre di nga ci lekk ba suur. malheureusement lu tax nit ñi tey mënuñu garder ligne bi de façon correcte quand bu dee ay aliments transformés yi ngay lekk quel que soit même abstinence bi ngay def bu bëree suukar si li ngay lekk rek da ngay jël poids. suukar mooy indi poids. xam nga nag loolu mooy problème bi docteur. sénégalais tant que añewul ceebu jën añul. dëgg la dëgg la. sénégalais. tant que añewul ceebu jën añul. bu am na ñoo xam ne buñ ko tardé sax. dañ koy rattrapé maafe suppu kànja doma daa. wala kaldu ah. wala kaldu donc docteur bàyyi li ngay def arrête docteur. waaw kaldu jaxet. sénégalais yi boo leen xañee ceeb. xañ nga leen seen àdduna. lu leer waaw te yaakaar naa ne aussi ceeb luy indi danger la aussi ci ñun. waaw donc ban ceeb lañu war di consommer. non ceeb waxuma du ñu lekk ceeb. mais il faut ñu déjà jiital loo xam ne moom moo am njëriñ pour suñu yaram. xam nga lekk dafa am principe bu ndaw rek. bu ñuy lekk pour dundal cër la du pour feesal biir mais ñun suñu lekk suñu ceebu jën suñu xel fii lañ koy bàyyi. feesal biir bi. neex na nga dugg si ba fees. lekk ba naan waaw parce que ñun pour ñun lekk. naan ataaya waaw. pour ñun lekk bi feesal biir la alors que rôle lekk du feesal biir rôle lekk cër du mu tudd dundal cër la. dundal lu ñu ay cellules donc loolu li koy dundal lu ndaw la. mais li gën a bëri te mën a am njëriñ pour yaram du loo xam ne dañ koy transformer duñ ko togg moo tax boo xoolee ñam yu gën a am solo te am njëriñ pour yaram bi mooy fruits ak légumes parce que yow boo jëlee banaan léegi doo ko togg da nga koy xolli rek lekk ko nga jël pomme raxas lekk ko mango da ngay raxas rek lekk loolu mooy ñam boo xam ne moom la yaram bi soxla parce que li ci nekk comme ferñeent wala li ci nekk comme vitamine li ci nekk comme ay micronutriments doo ko yax da ngay xolli rek lekk ko bu duggee sa yaram si la yaram bi nag di ci tibb loo xam ne moom la soxla pour mën a fonctionner par contre boo toggee benn ñam su température bi dépassé 40 degrés rek li ci nekk comme ngëneel amato. kon ceeb yi tey même chose. dellu si waat même ceebu jën légumes yi ñu ci dugal sax. légumes yi nga togg noonu pendant 3 heures ni nga ko waxee depuis 10 heures yaa ngi teg ba 15 heures nga nu mu tudd nga nu mu tudd nga yekk jox ñi ji. mais légumes yi dara desatu fa. ceebu jën bett na ma. kon ni ma ko bëggee yëpp ndekete amul jom. mais Pape Sala am na jigéen ñu ko mën togg nag. ñu xam ne niñ ko temps de minutes buñ ko war a waaw moo tax boo xoolee boo defee boo xamee ni ñuy toggee. voilà boo ko servir Sénégal dañuy ne sa légumes yi ñorul. saful sa lekk saful bi. parce que mun nga togg sa légume sa ceebu jën avant légumes yi di kii nga génnee ko. voilà day croquant. mais buy croquant noonu ku xamul day ne ah kii daal toggam légumes yi neexul. du naan mënul togg mënul togg. ñor bi par exemple day dëgër. carotte bi day dëgër. mais boo bàyyee nag ba yëpp nooy si biir dara desatu fa. léegi ñetti repas yi ñuy am en perbégaay ci ñetti repas yi ñuy am 11 mois yi dinañu xëy ndekki wax nga ko dinañu añ dinañu reer mais léegi koor bu amee xëdd dafay am ndogu am après ñu xoolaat leneen luñ ci doon mbës des fois mbëstën am waaw yenn saa yi mbëstën am mbëstën avant ngay tëdd nga lekk avant ngay tëdd nga waaw loolu sax il lu la nga ci dégg am na am mbëstën waaw mais foofu est-ce que du jar leeral nit ñi ndogu bu jotee nit ñi on a l'impression que dañuy teg lu bëri classe Pape Sidi gi taabal ju yaatoo yaatu ndaxte keroog gis naa ko mu toog di ndogu voilà teg lu ne pour bëgg a ndogu je cuisine même. mbirum xëdd aussi lan lay yee ba xam loo recommandé la lu war a mën a nekk la
ensuite mbësën bi nga xamante ni saytaane nga da nga bëgg ñu aaye ñu ko dañuy xëdd. non di nga xëdd sax man mii damay recommander xëdd xam nga Moussa boo jëlee déjà li ma wax si ngeneelu koor mooy moment yoo xam ne si la yaram bi di faj boppam bu dee sa am nga jàngoro yu ndaw yi nekk sa biir si la koy profité moom fajaale ko parce que lenn la ñuy réere mbir yaram mooy faj boppam te koor médicament la. mooy bu jiitu koor day faj mooy jiitu day faj. mooy jiitu sax si liy faj je suis d'accord. xam nga déjà yow xool ko rek de façon très simple c'est plausible. toog nga ne ok lekkatuma bàyyi yaram bi noonu noppal ko parce que ñaari façon fonctionnement la yaram am action bi mooy déjà journée bi yaa ngi daw di liggéey mouvement bi. ak beneen bi mooy repos koor nag dañ koy méngale ak repos booy noppalu nag si la yaram bi moom di ut pexe yoo xam ne moom lay faj boppam parce que journée bi li nga jot a teg yëpp comme ay agression ay pression yi nga teg sa yaram moom booy tëdd guddi si lay liggéey te élage dinaa la wax dara tey bés bu nekk ñu ngi def ay feebar yoo xam ne ñun kenn du ko yëg yaram bi moo koy fajal boppam moo koy fajal boppam. bu leer capacité bu yaram bi am la pour faj de boppam défense naturelle bi. léegi yow faj boppam boobu pour mu mën ko def tam il faut nga jox ko moom li mu soxla foofu la responsabilité bi nekk par rapport ak yow li ngay lekk léegi boo ko joxee loolu mu lekk si lay faj boppam koor nag même chose la parce que digestion presque 60% énergie bi lay jël pour nga mun a digérer correctement il faut mu mobiliser énergie bu bëri pour mun a digérer léegi bu koor gi nekkee nii boo wooree li mu waroon jël comme énergie di ko digérer loolu yëpp da koy jël pour mu commencer di faj boppam di xool si say cër yi partie yoo xam ne dafa xaw lot mu defaraat ko moom la ñuy wax régénération parce que période boobu ngay gis facteur de croissance hormone de croissance bi day yokk production hormone de croissance loolu moo tax sax nga gis léegi de plus en plus si milieu sport bi ñoo xam ne xam nañu vertu te corps bu ñuy sport sax au niveau dañuy woor parce que xam nañu est-ce que loolu c'est recommandé. mais c'est plus que recommandé El Hadj ah ouais. waaw woor dafa baax. sport boo koy def biir bi warul am dara ñu ko ñemee bari koor nag ak sport mooy ànd d'accord. kon di si ngay sport gën a am sa kattan di sport di daw yi baax na. amul benn problème doo déshydraté. jamais ñu ko ñemee bari sport kay moom laa yoon nii sport koor mooy ànd ak sport mais léegi lan ngay recommander nit ñi dog jot na. te comme ni la ko docteur waxee léegi Moussa. ñoom Pape si di dajale lu lekk ñu bëgg ko. oui c'est vrai waaw loolu mais moom bu dog jotee yow lan nga. loolu moom mooy erreur bu gën a mag. waaw parce que boo xoolee journée bi yaram bi nettoyé na c'est comme tey soxna yi nekk fii def grand ménage seen kër. waay raxas yëpp ba mu set ndox bu bëri sotti ba yëpp leer kër gi di xeeñ lu neex nga jékki-jékki rek ngoon ndogu jot nga dem fort ay saleté si biti poubelle yëpp ñoo sottiwaat ko si biir kër loolu lay niroo presque boo xoolee tey façon ndogu yu ñu am Sénégal parce que boo xoolee lu ñuy teg si table yi muy viennoiserie muy meew bi fromage muy fromage mayonnaise muy charcuterie thon muy thon sax baax na thon Thon baax na bu baax a baax kon ton gars yi ton. C'est du thon ouais. thon sardine yooyu yëpp baax sardine baax na. sardine baax na thon baax na mais yooyu yëpp boo ko dajalee boo ko lekkee ba pare yaram bi bu koy togg day produire ay acides yu nekk sa biir yaram alors que yow bi nga doon nettoyer acides yooyu nga doon éliminer parce que graisse bi dafa muuroon acides yi léegi buy utiliser buy seel graisse bi day libérer acides yi pour nga mun ko éliminer léegi yow bu ngoon jotee ngay ndogu jëlaat ñam yoo xam ne day acidifier c'est-à-dire day yokk acide bu nekk sa biir yaram loolu mooy jëlaat sa yaram di ko teg loo xam ne poson kese la. docteur j'ai une donc question. attends ma terminer si donc ndogu bi dafa war a accompagner c'est-à-dire day gunge. liggéey nettoyage boo xam ne moom lay am waaw li nga nettoyer noonu da nga ko war a dëgëral booy ndogu. jël jiital weeru defar sa yaram la. weer faj sa yaram. weeru defar sa yaram détoxifier nettoyer. jaamu ci yàlla jaamu ci yàlla lépp da nga koy am. yàlla baax. waaw Pape Sidi. yàlla gën. mais waxul lan la ñuy ndogo de ba tey. waaw moom laa wax ni c'est-à-dire pour yokk li pour wax la sax li ni yàlla gën c'est-à-dire ñin ñu ba léegi xamaguñu sax. kenn mënoo la jox lu tax yàlla ne rek taxaw leen benn weer. ngeen taxaw noppal seen yaram. nu ma koy misaal toujours révision ku jël sa oto nga jóbu révision. waaw ñu def révision bi. waaw changer le filtre yi changer le huile yi xool organes yi di si xaw a yàqu tuuti. corps exactement loolu lay def si. loolu filtre à air filtre clim yeeg lépp yooyu yëpp lay nettoyer. moo tax boo xoolee weeru koor doo gis sax maladie bëri hôpital. ñu xawoon a feebar tuuti sax da ngay gis ñu commencé bu ñu woor am benn bien-être bu bëri. parce que maladie métabolique yi ngay gis ni yu gars yi di soxni yëpp koor lu bëri la ci mën a indil koo xam ne xam na noo koy defee ak noo koy accompagner ak alimentation bu normal ba nga mën ci génn lu weer. âge dafa am ay idées reçues laa koy tuddee wala yenn documentaire yu may faral di seetaan dama ciy gis ay affaires yoo xam ne ça m'a choqué au premier degré. mais bi ma leen dégloo ñu argumenté dama ni waaw je ne savais pas. ay lactase lactose
dem ba prouver ma scientifiquement ne meew baaxul ci suñu wér-gu-yaram te ñun pour ñun boo bëggee wàccee coono wala nga bëgg a defar sa wér-gu-yaram mooy da ngay naan meew ba expliquer ma pourquoi saa yu ma naanee meew xëy na sama biir daw wala sama biir di métti ma am ballonnement ndakate boo feree dafa am luy nekk ci sa organisme luy dañ loo xam ne moom mooy mën a réguler soow mu dugg ci yow donc dem ba expliquer ma ne soow baaxul docteur su ma déggee tey ñuy wax ne ma li gën a bëri li muy def victime du corona du sida boo leen boolee suukar moo ëpp li muy rey ci àdduna bi suukar et pourtant c'est la chose la plus utilisée au Sénégal ci ndekki bi ba keroog ñuy tëdd muy sucre lent wala sucre bi ñuy utiliser pour ataaya beneen bi ma seetlu mooy bu ma dégloo raisonnement wu scientifique yu bëri ci wàllu lekk dafay mel ne ñun l'humain est doté à être un vegan wala un végétarien est-ce que yàpp bi ñuy lekk suñu organisme adapté na ci parce que on n'a pas de griffes on n'a pas de canine, nous n'avons pas toutes ces choses qu'ont doté les carnivores. Est-ce que nous avons ces atouts de pouvoir tout digérer en un temps record? ok waaw docteur waaw xam nga li nga wax yëpp dëgg la xaw ma fan lay commencer ndax si meew bi laay commencer. si meew bi boo xoolee déjà bu man ça m'intéresse. bu liir juddoo bu xale bi juddoo yàlla day def si yaram moom lu ñuy wax lactase mooy enzyme boo xam ne moom mooy togg suukar si nekk si meewu yaay ji. enzyme boobu nag bu nit ki amee 2 ans et demi 3 ans âge u fer lay disparaître ci organisme loolu lan lay tekki au-delà du sevrage c'est-à-dire bu xale bi feree li muy tekki mooy doomu aadama soxlootul meew meew bi ñuy naan yëpp soxlawuñu ko parce que déjà liy togg suukar si neew tu sa yaram moom mooy indi intolérance yi ngay gis ni ballonnement yi indigestion bi ñuy naan meew bu ñuy seetlu tuuti rek boo foo naanee meew rek da ngay yëg loo xam ne lii sa yaram ngi lay woon ni mënatuma ko wala supporté wu ma ko soit da ngay fër wala da ngay commencer am jaare wala dans tous les cas boo ko toléré wu da nga koy yëg parce que déjà suukar bi si nekk yaram bi mënatu ko togg li koy togg nekkatu fi mais boo boolee café ak meew nag xaaral ma ñëw léegi li si gën a bon mooy lan ban façon meew la ñuy naan ñun surtout meew bu am lactose fan la jógee non pas lactose sax meew bu ñuy naan fan la jógee ñam animal déedéet animal lan fan la ñuy jëlee meew bi meewu nag la animal ok meewu nag ak bu ñu engraissé aussi même waaw bu ñu engraissé c'est encore pire parce que produit rek yi nekkaatu si biir animal mais meewu nag la lan moo tax meewu nag am pour nag bu ndaw bi mën na nàmp mën na màgg donc yàlla def na tam si meewu nag bi loo xam ne moom mooy tax nag boobu mën na màgg xoolal si benn année croissance su nag nu muy toll facteur croissance loolu c'est-à-dire liy tax nit ki màgg li nekk si sow boobu bokkul ak li nekk si sowu nit ñun liir bu 1 an du dépasser sax ay 6 kilos des fois 8 kilos nag 1 an ñaata kilos lay am parce que facteur de croissance yi nekk foofu adapté wul si doomu aadama léegi ñun bu ñuy naan soow yooyu facteur de croissance yooyu sax day ñëw perturber fonctionnement suñu cellule ba tax na tey mun na dem na yenn gëstu yi sax dem na ba wane ni yenn feebar yu ñuy développé sax day jotee tuuti ak loo xam ne mooy facteur de croissance yoo xam ne moo nekk si meew yi et le biberon dans tout ça pour firi ko sax pour nga gën ko mën a seetlu xoolal suñu doom yi tey lan la ñuy nam biberon bi parce que ñii yaakaar naa ni tey bu ñu yoree seen doom duñ leen jox ween biberon lañ leen di jox non c'est juste pour dire même bu dul peut-être choix mais obligation professionnelle parce que dañuy liggéey xëy na bu ñuy liggéey il faut doom ji namp donc biberon bi la mais tey xale bi day juddu le même jour ñu jox ko biberon ban lay naan lait de vache bi moo tax xoolal xale yi soit allergie soit asthme soit ñoom ñëppay feebar xale yi léegi mais docteur danger bi nekk ci meew pëndax s'il vous plaît c'est la même chose li am solo mooy source mais ñu ngi naan les liquide bi moo tane pëndax amul benn différence parce que surtout ñun par rapport ak ñun suñu gëstu amul benn différence parce que xam naa leen ñu libéré docteur waaw mais dañuy ñëw donc non xaaral ma yeggali deuxième bi dafa wax léegi ci sucre moom tamit sucre bi parce que y a des diabétiques bëgg nanoo woor waaw est-ce que mën nanoo woor ak ban sucre lañ war a utiliser waaw sucre bi déjà xam nga man déjà te suukar aussi tekkiwul ni suukaru li ñuy suukar ci ñam nii rek di ko lekk loolu rek du suukar sucre fruit xam nga suukar bi déjà mooy poson bu gën a am doole si àdduna toog lu gën a nekk poson mooy suukar si léegi nag pour tuuti moom lan la waxoon sa si suukar si les sucres lents les sucres non je veux dire que moom moo boo dajalee sida corona li ñuy rey yëpp suukar moo ëpp pour confirmer li mu wax ni poson bu gën a am doole te du Sénégal rek américain loolu lu tax corona bi sonal l'obésité
lan mooy indi obésité bi seen cocaay tollu ni seen fast food yi yëpp suukar la mooy li Moussa wax suukar du loo xam ne rek li ngay yokk ñam yi ngay lokk farine bi rek li mu am si suukar presque boo koy comparé ak bekku suukar lay toll cere ji ceeb bi tam am na suukar suukar nu mu tudd dugub bi sax am na suukar céréales yi bëri am na suukar kaani moo gën a saf suukar dégg naa lii bëri suukar kaani mais à la fin kaani amul suukar non lépp la kaani am na suukar docteur amul suukar ah El Hadj maa ngi nii man non exemple bu ma lay kaani amul suukar non exemple bu ma lay jox bàyyi lekk benn non exemple bu ma la mën a jox man maa ngi nii ça fait plus de 10 ans jëluma bekk suukar yokk ko si li may lekk lekkoo ko 10 dafa am beneen sucre booy utiliser soxla ma benn sucre faites comment alors. sucre bi ma soxla mooy bi may fekk samay fruits jeex na rek kese boo doon naan café doo ci def sucre du ma naan café kon ñun teel na ko ay ndax lan herbivores doo naan café du ma naan Vegan, café loolu laa koy pourtant wax. ñu ngi nii toog fii ñii naan nañ seen i kaas ataaya ndax lan doo naan te man maa ngi nii ndax lan doo naan café lu tax du ma naan café xam nga dañu dem ba gëstu woon ñu tey li ñam mën a def si yaramu nit parce que yaram dafa am équilibre bu mu war a conserver équilibre boobu moom la ñuy wax pH dafa am yoo xam ne ay ndox yu nekk suñu yaram dafa am acide yeneen nii nag amul acide donc équilibre bi warul nekk si faveur acidité parce que foo fekk feebar foo fekk nit ku sonn nit ku lot acide bi moo ëpp si yaramam te équilibre bi dafa war a doon loo xam ne acide bi day wàññeeku alcalinité bi yokku léegi ñam boo lekk te buñ ko toggee mu mujj si acide ñam yooyu dañ koy wàññi yokk ñam yoo xam ne yooyu mooy indil loo xam ne yaram bi pour équilibre boobu mën a moo tax gis ngay gis ñuy wax fruits di légumes parce que yooyu boo ko lekkee yaram bi bu ko toggee alcalinité boobu lay indi comme par exemple si nga lu vert lu ma wane nii lu baax rek lu la baax maintenant pour tontu si li nga wax diabétique ndax war na woor war na woor diabétique moom tax ma ne la garab buñ jiitu mooy koor moom si diabétique sax la gën a baaxee diabétique maintenant il faut ñu xam nuñ koy accompagner pour woon ko lan ak lan ak ci une minute rek lan la nga tënkal nu lan la ko war a accompagner non en fait moom laa c'est-à-dire lépp il faut ñu structure ko sur dëggal ñu won ko li mu war a lekk suba ba ngoon bu ñu ko wonee li muy war a lekk ak li muy wàññi si lañ koy mën a accompagner nga gis koor gi nag nu mu koy jàppale ñu gën a wàññi sukkar bi yow ni sukkar ku bees sa diabétique bu bees boo xam ne léegi lay doog a diabète boo ko jëlee woorloo ko rek nga gis sukkar bi presque day dem ba normalisé wu. Moussa jërëjëf sa dernière. dernière question xam naa ne ñu daal di duggaat ci sikar gi. waaw te foofu la jëm sax. ndaxte mag ña démb. ñoom Seydi Hadj Malick. waaw borom Touba ak keneen dafa am nu ñu daan dundee. waaw weesu wuute ak loolu ñun tey ni ñuy dundee la nga xamante ni moom lañ daan dundee secret gudd fan bi lan la. du ñu lekk lu bëri du ñu lekk seen biir fees li ñuy woor dafay bëri parce que souvent booy gis ñu naan ba mandi souvent ñu ngi dugg seen biir néeg di nu ñu koy waxee sax. xalwa spirituel yi ñuy def noonu xalwa yooyu déjà mënoo boole xalwa ak lekk bu bëri moo tax même bu ñuy lekk sa nga gis tuuti la ñu mos nit ki sa biir warul fees te ñoom boo xoolee sax lu ñu daan lekk ak ñun suukar presque daañu ko utiliser donc ñam yi ñuy lekk ñam yu frais la ñam yu vivant la ak lu abstinence bu bëri bu ñuy def ak seen xel tam di dal parce que xel mi tam da ciy joué rôle bu ëpp bu am solo ñoom daawuñu stressé jamais ouais mais ñun tey stress bi moo ñu rey Serigne Touba waaw li mu bind ci Masalikul Jinaan ci mbirum xéewlu nee na lekk bu bëri day indi tayeel ba doo tala jaamu yàlla boo ko defee nag sa xel day nekk ci nelaw lu wér la ci Masalikul Jinaan lu wér téere bi mu njëkk a bind lii mi ngi ko ciy wax wax na dëgg boo lekkee guddi ba sa biir fees mais nag tëdd nelaw mooy daal di nekk sa xel mais docteur ñu ngi lay gërëm maa ngi lay sant et puis nga baal ñu àq baal naa leen baal leen yal na nu yàlla boole baal docteur Moussa tey indil nañu mbokk téléspectateurs yi koo xamante ne nii yaakaar naa buñ ko dégloo rek dinañ ci am njariñ bu bare ñuy ñaan yàlla jeexal koor gi ci jàmm ak salaam ñu lay ndokkale ci weeru koor gi di ndokkale docteur yëpp parce que moment bu métti te ñu bëri yaakaar na ni Covid bi jeex na